Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ak ñaar yu tomb ñett mu di seen émission Hashtag News dibéer fukki fan ak benn avril 2021 ñu ci dalaat ak ndaw gu am Pastef di kan Lass Badiane conseil municipal nekk premier secrétaire élu responsable politique bu Alliance pour la République nekk ba tey président bu mouvement jëm kanam ay bés bu nekk nag niñ koy defee ñu xam ni njangeen yi ak ndóoyeen yi fi mu ne ni ku ci nekk yaa ngi naan da ngaa rek feebar waaye jàpp leen ni koor gi di rek weer wu sell wi incha allah balaa yàgg rek fii ak ay bés incha allah Sénégal daañu ko door ak it àddina wërngal képp bu ñu waxee nag weeru koor sunu xel dafay dem ci commission bi nga xamante ni moom moo taxaw fii ci Sénégal waaye ñu gis ni dem si yàlla si Iyane Thiam ba mu wàccee liggéey ba léegi coow li bari na lool ci commission bi demoon sax ba ak xëcc fii dem fii askan wi naka lañ ko gisee loolee waral nag sunu naatango di Mouhamadou Fatou Ba def ci reportage ñu teewlu ko. fii ci Sénégal saa yu weeru koor jotee dañ koy màggal ci ab xaajaloo moonte day ab kuréel guy saytu wàllum weer wi gouvernement bu Sénégal daal dinañ ko fiy sos ci ñoonee nag ñenn ci ay jullit yu ñu dajeel ku ci mel ni Pape Omar Sow ñu ngi ñaawlu anam gi boobu lépp kuréel di doxee. commission bi bañ ko tabbee ba léegi ñun ci liñ mus a seetlu mooy ñoom daanaka musuñoo gis weer te loolu yëpp dara waralu ko lu dul ñàkk vision ak ñàkk professionnel rek parce que jamono dafay dox science di gën a avancé mais tamit ak parparloo gi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ci ni ñuy tabbee xam ne ñoom ñoo jiite commission bi. mu doon ab xaajaloo goo xamante ne kii di Abdoulaye Wadianga di ab journaliste daf koy ñaawlu buñ sukkandikoo ci moom loolee dara waralu ko lu dul jàppante ñuy nemmeeku ci biir boobu lépp kuréel di Konakok. léegi man jàpp naa ni pour rek xool weer wala di ko séntu warul doon loo xam ne lu ñu mën a feewale la. ndax boobu lépp kuréel dañ ko fi war a jëlee Adama Sène moom lu mu gis mooy déedéet waaye nag buñ sukkandikoo ci moom li gënoon mooy ñuy sukkandiku ci lu téere yi wax. parce que comme état moom moo leen fi teg voilà donc loolu dina doon loo xamante ni lu compliqué lay doon mais li ma jàpp man personnellement mooy weeru koor dañoo war a tënku li nga xamante ni moom la diine wax. ñi ñu jot a dajeel ñoom li ñuy sàkku mooy gouvernement bu Sénégal mu daal di jël boobu lépp kuréel daal di koy dooleel moo xam ci wàllum jumtukaay naka noonu itam ay kàngam yu seen xam-xam màcc ci wàllum weer ndax buñ sukkandikoo ci ñoom loole dina leen gën a mën a yombalal seen ab liggéey. reportage Mouhamadou Fatou Ba jàppale ni rek ñàkk sax déggoo amoon na ci biir kuréel googee ba waral ab ndaje mu Antoine Félix Diome moom moo ko woote woon te it ko piloté woon di cadre unitaire bu islam fii ci Sénégal ak comité de pilotage transitoire boo xamante ni tabb nañ ko fa comité boobee nag ñoo ko fas yéene seq moo di Ahmadou Cissé Ndiéguène docteur Mouhamed Bouchra Dieye ak El Hadji Oumar Diène ne ñu rek comité nëgandiku googilee dañ ko fi teg ngir mu mën a liggéey rek ci intérêt li nga xam ne moo di jullit yi ngir rek ñu seet li nga xam ne moo di weer wi jëm ci rek weeru koor bu am solo bi nga xamante ni ci lañu jëm te nag ne ñu seeni liggéey daal daañu ko wéyal ci weer yi ñu dëgmal ngir fexe rek ba kon ak ko googee daal di mën a jëmm bu baax a baax ay wax Lass Badiane déglu nga micro reportage bi ci mbir bi lan moo ci sa commentaire. waaw déjà dañuy am gàcce en tant que jullit ndax boo gisee ni asamaan yaatoo bu nekkee séntu weer rek dafa jër ñuy buuxante nga xam ne yaa problème donc man li ma ci gën a yéem mooy kenn ci ñii di xëccoo mooy ki ñuy wax entre guillemets imam El Hadji Oumar Diène. C'est un sinistre individu qui a été condamné à 1 an de prison ferme pour faux usage de faux et escroquerie mu dem appel ñu daanaat ko yaa ngi il a fallu que président de la République may ko grâce pour mu mun a génn te dafa mujjee fay xaalis bi ñu ko jàppe woon kon loolu mooy justice bi nga xam ne moom la ñëpp wóolu dem na fa justice jox ko dëgg daan ko mu dàmp koo xam ne ñi mu lekk seen xaalis mu fay leen donc kooku tey bu nekkee moom moo ñëw ne commission nationale de xawma concertation sur le croissant lunaire moom mooy naan moom moo koy jiite nga xam ne Sénégal am nañ problème Mamadou Fall parce que des gens yi nga xam ne ñoom ñoo ñu war a jiite ñoom ñoo xam ne ñoom lañ teg suñu kanam di leen wooye imam ñoom ñooy ay malfaiteurs ba bëgg a taxaw ne dañuy servir de bon exemple man responsabilité bi état bi na ko jël parce que seen kuréel bi amul benn xalif benn tarixa boo xam ne am nañ fa représentant donc ay association la yoo xam ne ay nit subvention annuelle bi leen état bi di jox moo leen tax a jóg. 30 millions donc il faut que ça arrête quoi. parce que dugal nañ ci politique dugal nañ ci ay doomu diw ak diw nga xam ne diine ñoratu leen affaire politique ak affaire caaxaan moo leen ñor. mais nag loolu lépp bu weesoo quand même kuréel gi war nañ ko mën a am boo xamante ni nag ci sama yaay ak sama papa yi nga xam ne ñoom ay internet ak ay astronomie ak yooyu intéressé wu leen ñoom kuréel googu rek la ñuy déglu defe naa foog ñu taxaw. waaw non xam nga kuréel boobu déjà kuréel boobu ñu ngi ko war a jox sax mooy ñoom Mayram Kayre mooy les astronautes sénégalais loolu moo gën a simple parce que fu mu toll nii ci àdduna lépp ci rationalité lay dox yaa ngi dégg boo xoolee ci calendrier sax mun nga xam weeru koor
ndax fii ak ñaari fan la wala fii ak ñetti fan la donc weeru kooru 2022 ni ñu ko xam donc jarul ñuy jël ay nit yoo xam ne dañuy dem toog RTS pour naan nañuy séntu weer ñaata nit ñun bañ nekkee tout tànk wax nañ ñu ne ñaata nit ay rajo wax sa xalaat ay nit nee nañ ay at dama doon tromper sénégalais di wax ne maa ngi bërëb sàngam gis naa weer bi te gisuma dara. dañ ko doon foowee daal. dañ ko doon foowee parce que dañuy woote ci commission bi ne man maa ngi. Medina Yoro Fula gis nañ fi weer wi. te fekk waajooju mi ngi dugg ci benn télécentre fay fukk ak juróom unité donc il faut que ñu arrêté loolu jox ko borom xam-xam yi scientifique yi ñooñu nga xam ne de manière rationnelle mun nañu wax ne bis bii la ñuy tàmbali bis bii la ñuy yeggal. aywa ba léegi rek mu di seen émission hashtag news di ci dalal gan Lass Badiane di conseil municipal premier secrétaire élu responsable politique bu alliance pour la république nekk ba tey njiitu mouvement jëm ca kanam ñu ni sarax dugg ci waxtaan wi discours Macky Sall njiitu réew mi ñetti fan avril dama koy indiwaat la tax ma koy indi naa ci ñëw ci kanam waaye discours ba nga ko déggee Lass en tant que ndaw lan nga ci jàngat yow. waaw li ma ci jàngat mooy président jël na ay priorité def ko de niveau 1 mooy xam na ne donte yàgg naa def ay programme en faveur de la jeunesse en faveur jeunes yi ak femmes yi mais dafa ne jot na ñu jooyanti mooy ñu changer de paradigme par rapport à ce qui se faisait parce que boo xoolee conseil des ministres yi jàll yëpp ci ñetti semaines yi saa su ne da koy baamu ba ci mercredi àllarba bi passé donc waxaat na ko baamuwaat na ne dina tenir sax benn conseil présidentiel sur la formation professionnelle et technique loolu day wane ne dëgg la liggéey baax na mais balaa nga am liggéey da ngay am formation te malheureusement ndaw ñi nga xam ne dañuy ñëw fii wala di ñëw ci bërëbu liggéeykaay yi boo leen waxee lan nga mën dañuy naan lu ma am baax na te lu ma am baax na te koo ko wax koo ci ne ma jox la yenn liggéey day bañ donc il faut que ñu tàggat ndaw ñi tàggat leen def ci ñoom xam-xam ba nga xam ne bu ñu amee xam-xam bu ñu leen dugalee ci bërëbu liggéeykaay dinañ mën a liggéey bu ñoŋ ba pare bu ñu leen financé dinañ mën a yor xaalis bi yorin bu baax parce que man d'accorduma ci koo xam ne musul liggéey xamul nu ñuy yoree koppar nga yëkkati ay millions jox ko su boobaa da koy foowee sànq yaa ko wax nga ni discours bi naam sax bi nga ko waxee léegi mi ngi bëgg yàgg waaye da nga ni dañuy joyanti ci joyanti googu laay taxaw ndax la ñu dafa baaxul wala ñu ko dénk ñoo amul illay matale loolu. non li président de la république def ci programme mu jeune ak jigéen dafa baax dafa am solo boo xoolee 2012 ba tey am na ci jeunes yu ci bari yoo xam ne gis nañ ci seen bopp. mais bariwul Lass bariwul de. non mais am na. bu bari woon duñu wàccaat ci mbedd mi ba mu naan dégg naa leen. non ñi wàcc ci mbedd bi xam nga ñi wàcc ci mbedd bi du ñi ëpp ci ndaw ñi. certes ñi wàcc ci mbedd bi xam nga boo doon xool boo doon def étude te am na benn étude boo xam ne ñun ñu ngi koy def pareegul résultat yi dina génn prochainement mooy ñi wàcc lan moo leen wàccee ñi wàcc ban catégorie ndaw lañ ñi wàcc lan moo nekkoon seen mébét ñu ci bari ci te étude bi jeexagul mooy li ci bari du politique moo leen wàccee ñi ci bari mooy tënk gi ñu leen tënk bokk na ci li leen naqari. bokk na ci ñi ci bari bokk na ci. bokk na ci leen naqari ñi ci bari mooy dañ doon foraatu. nekk dans le secteur informel nga xam ne sunu tissu économique 97% bi loolu moo ko caractérisé. ñu nekk ci ñu xañ leen tënk leen mënatuñu mos mënatuñu am dara mënatuñu jox seen njaboot mënatuñu jox seen i wéjur. loolu moo leen tënk ñu génn. manifester seen colère. d'accord ñu ko ne ci waxtaan bi ci joyanti boobu mën la woon ndax ñañ ko jox ñoo matalul seen i illa wala programme bi mu fi tegoon ci boppam def ci milliards moo baaxul. waaw non xam nga ñi jox nañ ko ci ñoo xam ne. ce sont des incompétents parce que dama lay jox rek benn misaal ci lu gàtt da ngay jël office national de la formation professionnelle. nguur gi moo ko yor mu nekk sous l'autorité du ministère de la formation professionnelle mi ngi nekk fii Scat Urbam Grand Yoff bépp ndaw boo xam ne amoo niveau maanaam nga am ay niveau BFM entrée en sixième ak yooyu wala sax mosoo dugg école maanaam munoo bind munoo lire boo demee foofu dañ lay former gratuitement ci ay métiers hôtellerie ci ay métiers restauration ci plomberie ci électricité te par rapport ak école privée yi il faut nga am benn niveau bi dañuy laaj niveau 4e wala niveau BFM mais ONFP kese moom mooy former doomu réew mi te munoo bind munoo lire xam nga loolu président bu moo ko indi nga jël ADPME agence pour le développement et l'encadrement des petites et moyennes entreprises ñu bari ci entrepreneurs yi xamuñu ko xam nga sànq nee naa la 97% suñu tissu économique secteur informel la ci biir 97% yi maanaam boo xoolee les TPME maanaam les très petites entreprises ak les petites et moyennes entreprises boo xoolee ñoom ñoo nekk ci réew mi à hauteur de 98% boo xoolee grandes entreprises yi bariwuñu mooy banques yi assurance yi ak yooyu mais petite et moyenne entreprise yi président mu ñëw ne ADPME da koy yokk doole
yaa ngi dégg. mais ADPME gis nañ ci Mambousso Thiam ba mu fa nekkee ay résultats yu probants la doon am da doon nekk ci terrain bi mais jox nañ ko benn waay boo xam ne France la jóge Idrissa Diabira xamul lu xew mu ñëw def ko affaire tubaab yaa ngi dégg di woote ay séminaire ay Radisson ay nangam entrepreneur yu ndaw. mais du Diabira rek mooy woote ay séminaire quand même. waaw non xam nga non ADPME laa jox xam nga exemple ADPME. maanaam petite et moyenne entreprise nga xam ne mënuñu concourir sax ci marché 5 millions. nga leen di dugal ci yaa ngi dégg ci ay DRP simple 3 millions lañ mën a bokk. nga leen di dugal nga leen di woo ci ay Radisson ak yeneen hôtel yi nga xam mais du ñu ñëw parce que ñi fay ñëw mooy les grands patrons te bu ñu la dénkee loo xam ne c'est les petites et moyennes entreprises da ngay wàcc ci CEDEPS yi da ngay wàcc ci centre culturel yi da ngay wàcc ci marché yi da ngay dem marché au poisson parce que ñoom ñoo yor TPE ñoom ñoo yor PME yi nga dem fekk foog ñoo xam ne budget 200 000 la ñuy yor di jënd keesu jën bu ngoonee ñu am benn 6 000 benn 7 000 mun a yóbbu seen kër bari na ci da ngay gis programme bu mel ni DER président def ci 60 milliards mais programme bu amee doole noonu en faveur de la jeunesse musuñu ko gis mais c'est insignifiant amul benn résultat boo xam ne ndaw ñi mun nañ ci téye seen yoxo te lan moo ko waral mooy dañoo def financement boo xam ne dafa orienté mooy da ngay gis ay man Lass Badiane gis naa Grand Yoff gis naa Médina gis naa Gueule Tapée gis naa Pikine gis naa Guédiawaye ay responsable politique yoo xam ne dañoo am ay ndomba tànk ci nguur gi DER jox leen financement ñu jox ko seeni booy. ay 200 000 200 000 500 000 mais booy téléphone lañ ko jëndee. xam nga loolu idée bi nga xam ne président am na ci mooy na yegg ci entrepreneur yi na yegg ci liggéeykat yi nga jox ko responsable politique man gis naa responsable politique boo xam ne 30 millions lañ ko jox mu woo ay ndawam woo waa marché bi ne leen dugal leen quarante nga dugal mu jox leen 250 000 250 000. comme ça ñuy booy dem jënd ci téléphone mais ñooñu du ñu fay parce que ñooñu musuñu dem DER xamuñu fu DER féetee. xamuñu sax luy DER. dañu ne responsable politique bi te malheureusement mooy dafa am manipulation parce que responsable boobu dalaan na ñoom moo leen ko financé parce que DER day def ay financement groupé. mais dalaan moom xaalisam la te waxul dëgg xaalisu nguur gi la kon DER nañu xoolaat nan la ñuy financé bàyyi affaire politique bi parce que DER warul am couleur yaa ngi dégg. parce que il s'agit de nos deniers publics. du xaalisu Macky Sall. du xaalisu waa ji sant Sarr. yaa ngi dégg. Pape Amadou Sarr du xaalisu kenn xaalisu réew mi la. te président dafa bëgg xaalisu réew mi nañ koy jox waa réew mi sans distinction aucune. DER boobu nga wax sax bari na coow trop à part liñ ci wax ñu gis ni bi Macky Sall waxaatee ni dafay promouvoiraat dugalaat xaalis ak xaalis ci liggéeyu ndaw ñi ak ñoom seen ñu gis ni ay demande dafa commencé waat di bari ñuy wax nit ñi nañu déposé waat. est-ce que loolu du indiwaat geneen pëccoxoo geneen jaxaso ndax comme ni nga ko waxee ñoo xamante ne xamuñu sax DER dañ naan laan comme ni nga waxee site baa ngi nii inscrire rek dugal. waaw xam nga loolu moo lay wan ne management bi dafa des management DER dafa des parce que loo xam ne DER 2017 ba tey ñu créé ko yaa ngi dégg li lay wan ne dafa am mbirum politique am na ci xam nga am na ci ay ñoo xam ne ay opposants farouche la ci régime bi yaa ngi dégg ay Y'en a marre ak yooyu. jox nañ leen ci ñu financé nañ leen. financé nañ leen am na ci ay journalistes yoo xam ne ñu gis le grand groupe de presse bokkul ak yow ci yeneen groupe yi jox nañ leen ñu jënd ci minicar buy daw Dakar Ndar. xam nga man nag. bu dee yóbbu journaliste wala. non business privé. ay journalistes yoo xam ne jox nañ leen. dafa ndànk man defe naa ni bu ñu la joxee man bi nga ne minicar sax dama ne groupe boobu de macha allah pour man day ramasser c'est déedéet dama ne. waxuma patron de presse dama ne ay journalistes yu nekk dans d'autres groupes de presse. waaw dajaloo ñoom ci seen biir. gis non de manière individuelle. ok dem nañ DER ñu yëkkati 30 millions. jox leen ñu dem jënd minicar Yash 18 places muy daw diggante Dakar. di verser Bignona Dakar Ndar. di leen verser. waaw. ñooñu kay léegi yaa ngi dégg ñoom ñu am ko te parallèlement ñi ngi liggéey. xam nga président loolu la ci bëgg mooy dafa bëgg a yemale Sénégalais yëpp mais nag man li ma d'accordul en tant que chef d'entreprise. en tant que dëkk ci banlieue bi gis ay ndaw yoo xam ne ay jeunes créateurs ñoo xam ne avec 20 000 francs lañ tàmbalee defar ay dàll. dem defar dàll rangu. ñëw jaay placé ci rajo bi placé dans d'autres structures. weer wu dee nga ñëw tegal leen ci 2000. ñu dajale dem fay mais ñooñu nga war a jàppale. yaa ngi dégg mais ki nga xam ne dafa am une activité rémunérée nekk ci dans un groupe privé. kooku waroo ko lebal xaalis dafa mel ni fonctionnaire kenn waru ko lebal. pour muy def business privé yoon da koy tere mais da ngay gis DER loolu am na ci yaa ngi dégg te loolu mbirum politique la
te bu ñu jëloon ñi nga xam ne dañuy liggéey maanaam jox leen ñooñu bu ñu amoon benn employé mun nañu recruter yeneen ñetti employé yokk main d'œuvre bi. nee naa la jigéen ñi 4 heures du matin da ngay gis sunu waajur yi jigéen a góor dem marché au poisson dem Caaroy dem marché Tëngéej di daj ci lu nekk mais ñooñu pourquoi parce que dafa am benn business bu bon bu nekk ci biir marché yi te nit ñi duñu am audace di ko wax mooy Mamadou da ngay gis ay Samba Njorondaa yoo xam ne dañuy toog ci marché bi yor 10 millions 15 millions sunu waajur yi jigéen yi ñëw ñu yëkkati 20 000 jox la 4 heures du matin nga dem ci camion jën bi dem jëndi jën wala nga dem ci tefes bi di jëndi jën mais bu ngoonee nga fay 23 000 nga ni ma lan waaw c'est de l'usure xam nga loolu dafa nekk ci biir marché yi bu loolu moo am jawbe moo am marché au poisson bii yaa ngi dégg heureusement sax ba DER ubbi na fa antenne loolu moo am syndicat moo am Tëngéej moo am Diamniadio yaa ngi dégg boo amee zone maraîchère bi loolu fa am parce que dafa am ay nit yoo xam ne ils sont puissants financièrement dañuy yor seen liquide nga ñëw ñu yëkkati 20 000 jox la bu ngoonee balaa 19 heures nga fay 23 000 bu ñu yëkkatee 100 000 jox la bu ngoonee nga fay 115 000 xam nga loolu usure la te loolu yoon da koy tere. waaw yoo xam yoon sax waaye. moo tax it président indi DER. pour ñëpp yem ci équité. mais malheureusement. ku waxal yàlla donte damaa bokk APR ñi nga xam ne dañoo yor DER ñi ngi ciy def noo xam ne président santu leen ko bëgg ko parce que mooy li ngay wax. président waxaat 450 milliards ñu mel ni ñu dof xaw ma dañoo tux xaw ma lu leen dal yaa ngi dégg woowaat réew mi yëpp. ni leen déposé leen ne plateforme bi fonctionnelle la. moom kay mi ngi nii mais rajo bi am na ay techniciens xam nañ ne plateforme bi dañ koo tëjoon yaa ngi dégg bañoon am ay demande mais président def annonce ne 350 milliards dem ba ci biir 3 avril mu ne 450 milliards. responsable yeeg dóorkat yi ñëpp dof. DER xëy rek ne plateforme bi fonctionnelle la dugal leen mais il faut arrêter parce que ANSD am na déjà base de données. xam nga may fàttali ne en 2016 agence nationale de la statistique et de la démographie dafa saytuwaat bépp entreprise bi nekk secteur formel ak informel. base de données boobu des entreprises mais état bi yor na ko même bu amee lu ci yokk boo demee APIX bii ñu jëndal. boo demee chambre de commerce nga dem chambre de commerce et d'industrie yi ni nga xam ne moo nekk ci capitale départementale yi. chambre des métiers mais xam nga ñan ñoo am carte chambre des métiers xam nga ñan ñoo créé ay entreprises individuelles ay SARL yaa ngi dégg mais ñooñu ngay woo parce que tamit munoo yëkkati xaalis xam nga xaalisu réew kenn du ko jox ko amul këyit parce que bu ko lekkee munoo ko topp te ñun suñu deniers publics dañ koo war a préserver donc milliards yi nañu teey du ñu nangu kenn di dóor xaalisu réew mi nañ ko jox ñu ko war a jox nañu jàppale xale yi ils ont du potentiel Mamadou da ngay dugg ci biir banlieue bi da ngay gis mais man yére bi ma sol booy artisan bi ko ñaw amul 20 ans. waaw macha allah amul ñaar fukki at yaa ngi dégg te travail à la main la loxo la koy ràbbee yaa ngi dégg tenue africaine. mais ñooñu lañ war a jàppale. te kooku pour même boo ko joxul tissu day dem ci borom conteneur bi mu lebal ko tissu 4 mètre 2000. mu war ko jox 8000. mu ñëw ràbb ko dem ci Mercedes bi ñu lebal ko mu ñëw saay bu dawalee benn yére day fay borom machine bi 1000 francs wala 1500. mais il faut nga dem Colobane wala nga dem fii Sandaga wala nga dem Thiaroye nga mun koo xam mais nag comme ñun ay doomu banlieue la xam nañ loolu. mais nit ñi nga xam ne dañoo cloisonné wu ci ay bureau climatisé dugg ay auto climatisé mënuñoo xam ni réew mi di doxee te président dafa bëgg ñi nga xam ne ñoo nekk ci base bi ñi nga xam ne ñiy góorgóorlu ñu jàppale leen pour réew mi mën a jëm kanam. ñu jàppale leen pour réew mi jëm kanam Lass Badiane moo ko wax kon li nga wax ni yëpp bu ma ci dégg dafay mel ni ci la ñu jëm mu di ndaje mi nga xamante ni Macky Sall daf ko woo ak ndaw ñu jombul ni ñi ngay wax borom costume yi ñoo fay dem à la place su ndaw ñi waaye laata ñu ci ñëw ci question boobu dañu dem pause ñëwaat. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Hashtag News sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ak ñaar yu tomb ñett dimanche fukki fan ak benn avril 2021 seen émission Hashtag News di ci dalal ndaw gu am Pastef di Lass Badiane conseil municipal la nekk ba tey premier secrétaire élu responsable politique bu APR Alliance pour la République président bu mouvement jëm kanam laata ñu dem pause waxoon naa la ko ni la ndaje mi nga xamante ni njiitu réew Macky Sall nisër na ko toog ak ndaw ñi ak li nga fi wax ni yëpp mel ni ñi nga xamante ni ñoo warula am ci mbir mi ak ñoo ci warta jot dafa mel ni ñoom ñooy rek padd mayen ñi nga xamante ni ñoom xamuñ ci lenn innocent yi est-ce que donc ndaje moomu ñu jëm jortoo ni ñooñu borom costume yooyu ñooy ñëw
ñëw nag geetaru sol comme man ni may solo sol seen caaya bu froissé ñëw toog à la place de ñi nga xam ñoo faroon toog. mais loolu lañ ciy ragal moo tax man parce que dans le cadre privé maa ngi bokk ci benn patronat bu ndaw ñi nga xam ne moom mooy yor les petites et moyennes entreprises. patronat du ndaw. non mooy ndaw yi xam nga ñun xam nga am na ci ay patronat yi nga xam ne mooy ñoom Mansour Kama Bay di Agne ak ñooñu jiite loolu ñan ñoo fa nekk ce sont les grandes entreprises mooy li ma la wax sànq. ñi gën a néew ci tissu économique bi. mooy banques yi ak assurance yi. yaa ngi dégg. ñooñu njariñ gi ñu amal réew mi barewul yaa ngi dégg mais bu nekkee très petite entreprise yi petite et moyenne entreprise yi nga xam ne suñu président Babacar Diagne moom moo ko jiite. yaa ngi dégg rencontre bu ñu amoon ak président dañ ko ne affaire bi c'est pas compliqué da ngay bàyyi borom manipulateurs yi borom costume yi ñii nga xam ne dañuy yor ay may baax yaa ngi dégg ay V8 ñëw di la nax mais gis nañ fi patronat ñoo xam ne mouvement des entreprises du Sénégal te amul entreprise xam nga loolu réew moom mënul jëm kanam. amul entreprise nañu waxante dëgg amul entreprise am groupe de presse. non xam nga benn groupe de presse. mais entreprise la. waaw mais xam nga munoo wax xam nga kooku moom patronat fi mu bokk. non Mbagnick Diop ngay wax. moom Mbagnick Diop laay wax xam nga kooku fi mu bokk mooy catégorie yi nga xam ne ñoom ñoo yor les industries donc moom warul bokk foofu yaa ngi dégg parce que moom taayu entreprise am may ko mu bokk foofu moom taayu entreprise am da ko may mu ñëw bokk ci ñun ñi nga xam ne dañoo am moins de 50 employés. ok yaa ngi dégg parce que boo naree bokk ci yenn patronat yu mag yi mooy nga nekk ci dans les industries. yaa ngi dégg mooy ay Sonacos. mooy ICS industrie yu mag yi. yaa ngi dégg mais ñooñu ñooy dem naan ay forum de l'emploi di nax nit ñi. te nag am na benn tendance bu ma gis. depuis 450 milliards yi ba mu génnee. muy lanati encore. gis naa ay responsable politique di woote ay forum de l'emploi jël ay experts ay consultants en emploi mais dañuy nax nit ñi parce que yow koo xam ne musoo créer emploi nga ne yow expert nga en emploi boo ko waxee nit ñi nopp yooyu bu wéree waru koo dégg nañu bàyyi di jéem a nax nit ñi. président kenn mënu koo dóor yaa ngi dégg woote ay ndaje fii Kaffrine fii Podor fii Demet fii feneen ak feneen Wakam fii naan forum de l'emploi mais Mamadou 2012 ba tey da nga gis kenn ci ñoom koo xam ne mus na créer forum de l'emploi musul am yaa ngi dégg benn forum de l'emploi bu mus a am ci banlieue bi mouvement jëm kanam moo ko créé woon foyer des jeunes de Grand Yoff c'était en 2015 yàgg na ñu am 565 participants 565 jeunes yu participer parce que gulet loolu am Grand Yoff ñu ñëw waxtaan ak ñoom def du lobbying moo tax it gis nga pont Aliou Sow bi mooy pont bu nekkoon pont Sénégal 92 lobbying boobu parce que dañoo ne infrastructure bu ñuy tabax Grand Yoff yaa ngi dégg wala kuy ñëw di investir Grand Yoff dinañ la poñe dinañ la tarñaañal ba nga jël doomu dëkk bi boo ko deful dina am lu ñu def ak noonu. genre nappe la parce que du ñu yàq mbiru jàmbur. am na benn société alimentaire du ma ko tudd mi ngi foofu. wetu garage Ablaye Wade. ba mu ñëwee installé usine am dañ ko dem seeti tout juste après forum bi ne ko industrie ngay def da ngay defar ay boissons. waxuñu nga jël doomu Grand Yoff bu munul waaye na nga jël en priorité ay doomu Grand Yoff. te mën liggéey bi. te mën liggéey bi. moom tamit mu waxtaan ceeg ñun d'accord jël. macha allah pont Aliou Sow bi. ñi ñu fa doon jël ñuy wan yoon weeg nangam ak nangam. ñu ci bari ay doomu Grand Yoff lañ. très bien xam nga loolu la ñu waroon def mais mënoo bàyyi ba 2021 dégg 450 milliards moo leen dofloo te na leen wóor ni 450 milliards yi duñ ko laal président ñi mu koy jox. xam na mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci base bi ñi nga xam ne xam nañ leen ci liggéey mais mënuñoo jël koo xam ne musul liggéey Mamadou nga koy jox xaalis. mais da koy lekk. pour cette fois-ci de bu ko defee dina baax ndaxte sànq wax nañ li nga wax sànq wax nañ fi DER ñu gis ni daanaka ak pëccoxoo ak loo xamante ni kenn xamu ko moo ca nekk leneen loo xamante ni da nga wax 450 milliards mais Macky Sall jiitu réew mi bi mu waxee ba léegi naan je vous ai compris ñu gis it man dama toog ci télé yi ba si yàgg rek gis ñuy def ay maison de la jeunesse ak xaw ma yu kenn xam ma ne mais xanaa SEDEPS sa amatul c'est quoi le projet. waaw xam nga projet maison de la citoyenneté de la jeunesse et de la citoyenneté. waaw. boo xoolee programme liggéey ëllëg bu président de la république. non dooguma la de donc le fait que Macky Sall wax la jeunesse je vous ai compris. may door a gis ñuy lancer ay moom laa lay wax ne la ñi mu dénk xam nga sànq suñu njël benn kàddu dañoo ne. effectivement ñi ñu dénk maanaam dañoo tële dañoo xamul dara. xam nga ministère de la jeunesse. moom moo yor moom mooy maître d'ouvrage. sœur yoro quoi ah. yore ko Fatoumata Tall non. nee c'est pas ta sœur. non du sama sœur de sequñu dara. ok.
moom moo yor maître d'ouvrage. li ngeen bokk affaire ministère de la jeunesse. Maison de la jeunesse et de la citoyenneté. yaa ngi dégg mais li ci garaaw mooy en décembre 2021 bii ñu jëm le président avait prévu. d'inaugurer au moins 5 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. parce que financement bi bouclé nañ ko terrain c'était déjà acquis. yaa ngi dégg léegi yow ñu fal le ministre 2019. 2 ans ba mars 2021. mënoo teg pierre. président génne 350 milliards. nga doog a dem ne woote manifestation ne pose première pierre. mais jëlal ci département bi. Prodac foofu la bokk. ba fii may wax ak yow amul benn DAC bu fonctionnel. mais jafe-jafe bari na de. ah non dama lay wax. dagu Kër Samba Kane. sa maam Kër Samba Kane la dëkk. Kër Samba Kane mi ngi fii département Bambey. yaa ngi dégg. waaw boo paasee Xombol. yaa ngi dégg. boo paasee Toubatoul Kër Samba. yaa ngi dégg département maanaam li ñuy wax ci DAC bi. mais Mamadou demal Kër Samba Kane maam Ngor sama grand journaliste fa la dëkk. maa ngi koy nuyu au passage. mais demal Kër Samba Kane nga wax leen mbirum DAC bi dañ lay naan ma ngi ca gannaaw dëkk ba. maanaam dëkk bi amul kenn koo xam ne sentir na impact DAC bi te DAC bi ñu ngi koy defar amul benn doomu dëkk bi buy liggéeyee ci DAC bi nga foog ne loolu fulla la loolu du yabaate DAC boo xam ne ñu ngi koy tabax ñu ngi koy defar ci suufu bi ñu nangoo bi ñu jëlee ci baykatu Kër Samba Kane yaa ngi dégg booy boobu nga xam ne mooy coordonnateur bi bu toogee ci télé bi wax nga foog ne DAC yee ngi dox mooy Pape Malick Ndour li muy wax dara mais kooku sa grand la déedéet sama grand de man du ma am grand boo xam ne du wax dëgg man je suis un républicain Mamadou xam nga nit man bu may ànd ak yow nga nekk APR nga nekk Benno ak nga nekk foo mënta nekk dañuy ànd ci dëgg mooy da ngay wax sénégalais yi dëgg loo mën def nga ne mën naa ko def parce que tamit def lépp yàlla rek moo ko mën te du ko def yaa ngi dégg mais président nanguwuma mu génnee ay moyens dégager ay milliards mais DAC bi déggoon nga ci scandale bi ci amoon yaa ngi dégg président joyentu defar booy boobu coordonnateur boo ko déggee ci télé bi muy wax da ngay foog ne DAC yëpp a ngi dox da ngay foog ne DACu CFA dafay du booy Pape Malick responsable directeur non man sama booy la parce que ba muy ñëw APR bokk naa ci ñi ko formé yaa ngi dégg amul benn DAC bu fonctionnel mais loolu nañu waxante dëgg te DAC yi ndaw ñi waroon nañ ci mën a liggéey yaa ngi dégg parce que DAC yi initiative bi président defoon lu am solo la moom parce que président dafa newoon ñëpp mënuñoo liggéey ci usine ñëpp mënuñoo liggéey ci ay sociétés yi mënuñoo toog ci bureau loolu dëgg la moom day xool zone yi nga xam ne dafa am potentiel nga xam ne buñ fa bayee ay produits maraîchers mu dox ñu ne nañ jël doomu dëkk bi ñu créé leen ay GIE ñoom ñooy jël ñoom ñooy bay ñooy génnee jox ay grossistes ñoom ñu jaay ñooñu dem transformer mais ba fi may wax ak yow loolu amu fa donc ministère de la jeunesse comme li gars yi di wax man moom xam nga man faluma ko mais gars yi moom nee nañ musuñoo am ministre de la jeunesse bi ñàkk toppatoo ndaw ñi ni ki soxna si nga xam ne moom moo jiite. président mi ko fal nag c'est à lui de prendre ses responsabilités. mais man faluma ko du man maa koy def. xam nga bi ñu fi toogee ba léegi li ngay wax yëpp daanaka du da ngay dingat non mais li fi am lu xam nga lu ne fànn kenn du ko jeex donc est-ce que réellement président de la république c'est-à-dire nit ñi mu teg est-ce que nit ñooñu la war a teg parce que yi ngay wax ni yëpp dafa mel ni kon moom yëgu ko dafa mel ni yëgu ko laa wax. waaw non xam nga boo xoolee boo seetaanee président de la république ni mu waxee. yaa ngi dégg ci mois de mars bi. waxaat ko 3 avril. waaw waxaat ko barki Demba Ndiaye. nga xam ne am na lu ko bett. waaw ok nga xam ne am na lu ko bett. parce que. d'accord boo jiitee équipe. yaa ngi dégg ku ci nekk nga jox ko poste. ne ko nangam ngay def nii laa bëggee nga def ko. feuille de route. feuille de route defuñu ko. après bu amee ay manquement askan wi dañuy wax ne yow yaay responsable parce que responsable bi tamit président de la république la. parce que moom la sénégalais yi fal. moom moo war a jël ay décisions képp kuñ fi fal moom moo la fal. donc mu baax mu bon moom mooy responsable bi waaye nag ñun sunu devoir mooy di alerter mooy bu ñu gisee ay samba boo yoo xam ne li leen président jox pour ñu jox ko jigéen ñi pour ñu jox ko ndaw ñi yaa ngi dégg pour ñu jox ko ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk zone bananière bi. Mamadou Fall boo demee zone bananière bi Tamba nga xam ne ba ma fa jógee motul fukki fan ak juróom mais da ngay gis ay boo yoo xam ne dañuy sol bot nekk ci toolu banaana yi. liggéey 6 heures du matin xam nga banaana kenn du ko bay bu naaj bi tàngee. 6 heures du matin bu commencé leer. la ñuy commencé liggéey bu naaj bi arrêté bu naaj bi commencé génn ay 10 heures ñu arrêté. yaa ngi dégg ñu jóge foofu 10 heures dem ci dépôt yi
di jël banaana yi ñu witt di ko def ci kees yi pour dugal ko ci camions yi acheminer ko dans les capitales régionales mais boo yooyu da nga ciy gis ñoo xam ne 1200 francs lañ leen di fay par jour 1200 francs maanaam am ay capitalistes yi nga xam ne defuñu dara dañuy yor seen téléphone booy liggéey ba dee ñu encaissé banaana boobu ñëw fii may wax ak yow kilo banaana mi ngi jar 800 francs mais ñi nga xam ne dañoo nekk zone bananière pourquoi duñ leen jàppal ay unité de production maanaam duñ leen jox ay camion Mamadou camion bopp camion man ku ñëw ci man ma jaay la ko 20 millions jëlal la ko Italie indil la ko yaa ngi dégg. après nga jaar commercial. yaa ngi dégg. loolu lañ leen war a jàppale mais ñu jël ay nit yoo xam ne ñoom ñoo yor seen xaalis booy di liggéey duñ leen fay sax 1500 francs par jour. yaa ngi dégg mais loolu jàppale wu ñu ndaw ñi. en tout cas li ñu fi wax nii yëpp daal incha allah bu dee jiitu réew Macky Sall déglu na ko dégg na ko kon jàpp naa ni nag il a vraiment bien compris le message de la jeunesse ñu ciy daal rek kan Ndao Lass Badiane conseil municipal le premier secrétaire élu responsable politique bu Alliance pour la République président du mouvement jëm kanam mouvement boobee la ñuy wax sax de yenn ci ay observateurs ne ñu mouvement boobu moom amul de nom kese la ndax Lass rek la ñuy dégg muy wax amul secrétaire amul dara Lass kese looy tontu ñooñu sëñ bi. mouvement jëm kanam de ku bëgg a xam ndax am na doole. da ngay ñëw Grand Yoff boo ñëwee Félix Mendy mooy secrétaire général bi Soudan Diatta mooy président des femmes bul lim grave secrétaire général ma lay wax rek. Mamadou Ba mooy coordonnateur comité xaar yàlla mun naa la limal. quartier Grand Yoff yëpp ku ci nekk seen comité. te ñooñu ma jox leen seen numéro téléphone nga woo leen ndax bokk nañ wala bokkuñu boo demee Kaffrine parce que mouvement bi xam nga li ñuy lu bari umpale mooy bu njëkk Grand Yoff la. waaw mais suñu borom xaaral ma laal bant daf cee tawféex ba ñu ngi wër réew mi barki Demba Ndiaye laa jógee Casamance. ñaamoñ monté fa comité. yaa ngi dégg Suwel ma monté fa comité. Ngodi ba Kaffrine am na comité. barki Demba Ndiaye suñu benn village nga xam ne moo nekk commune de Kathiot. avec quel moyen. Taïba avec quel moyen non ok. non ñun amuñu moyen avec quel non mënut a nekk. non amuñu ay moyen non amuñu ay moyen xam nga Lass Badiane mënoo fi jóge ci benn comité macha allah je touche du bois comme ni nga ko waxee di dem di maanaam di ko yokk te ñuy ñaan effectivement loolu. parce que waaw xam nga ñun ni ñuy politiquer bokkul ak ñenn ñi ni ñuy politiquer ñun politique duñ ci jiital xaalis. mais lekketu kese naxuti bëy. waaw non xam nga mooy xam nga nit ñi dañoo yeewu te bari fulla mooy nit ñi da nga leen tenir un discours de vérité. Lass Badiane fu mu dem di leen présenter le projet du mouvement jëm kanam da leen wax li mën a nekk ak li mënta ne. man du ma dem kenn naan la danaa la utal liggéey du ma ko def. ci projet lañ la toppee. waaw non projet la. mel ni ñu toppee Ousmane Sonko ci projet. déedéet bokkul dinaa ci ñëw xam nga mouvement jëm kanam li ko tax a jóg mooy képp koo xam ne gox bi nga nekk nga fexe ni mu jëmee kanam xam nga ñun dañoo jëlul mbir yi ngardaajoo ko xam nga politicien boo fa gis surtout ñu nekk ci opposition bi dañuy jël mbir yi ngardaajoo ko moom ñoom la ñuy tudd. man nee naa la boo demee Kaffrine yaa ngi dégg Cheikh Tidiane Ba moom mooy coordonnateur mouvement jëm kanam Kaffrine maanaam lépp luy dox Kaffrine waa Kaffrine moom lañ ciy waxtaanal Lass mi ngi Dakar mi ngi Grand Yoff yaa ngi dégg boo demee Cheikh Kaabo moo nekk ñaamoon fi ne leer na yow nee nga kenn topp seen kon affaire bi du xaalis affaire bi organisation la méthode la ak programme ak waxante dëgg programme waaw comme Ousmane Sonko déedéet programme bi ñu ko Sénégalais yu bari toppee ci programme am suñu programme mooy dañ koy adossé ci programme président de la République parce que ñun nit ñi bu ñu ànd ak ñun ñi ci bari mooy ànd gi ñu ànd ak président de la République mooy projet yi président def moom leen lañu wan ñu épouser ko ñu ànd ak ñoom moo tax it ñun saa su ne ñuy jóg bu ñu gisee programme président boo xam ne ñi mu ko jox nañ ko war a doxalee wuñ ko ñu génn ne leen da ngeen salfaañi mbir mi. président bëggeewu ko nii am na nag ñoo xam ne nag fan yii yëpp ñu ngi may menacé di ma jéem a xoxatal di ma jéem a torñooñal te xamuñu ne man faalewu ma leen parce que nee nañ loo Lass day dem ci média bi. di kalaati suñu dil xam nga loolu rek Mamadou moo lay wane ne. maanaam ñenn ñi si ñoom jubuñu parce que ñu ne Lass dafa toog télé naan financement yi dañ koy jox seen mbokk mais boo amul woon du ma ko wax xam nga man moomuma kenn li may wax ku ci xam ne du dëgg da ngay porter plainte pour diffamation dëkk bi am na yoon man dama la ne bu ma la nee diw jox nañ ko 30 millions c'est parce que dama am preuve bu ñu ko joxee 30 millions da ngay laaj Aliou Ndoye ba ma fi porter plainte dama dem yóbbu maire Plateau yow yaa ngi commune am di wax yenn yi damaa dem yóbbu ay preuve
ñu ne may lii yow yaa ko wax mën na leen je l'assume waaw parce que man lépp lu may wax day am dalil man du ma bokkuma ak politiciens yi nga xam ne dañuy wax rek pour feeñ man bañ naa ko ba bu ma waxee balaa maa wax déwén man jikkooy birima laa yor man samay wax du late man waxu kilifa laay wax man ci jëf ji laa ñi gën nga nekk yaa ngi dégg donc loolu ku mu naqari da ngay dem porter plainte ma indi ay preuve waaye mouvement jëm kanam ndaw ñi ci nekk ak jigéen ñi liggéey lañ xam ku ci nekk selon sa commune ni muy doxee sa quartier ni muy doxee yow yaa mën a xool nan nga koy mën a doxale justement ci commune boobu nga wax sax ñu gis ni yow jeune nga bu engagé vraiment ci sa localité lan moo laaj bi da ñëwaat luy sa dooleeg lu la dooleel ak ku nekk ci ginnaaw Lass damay ñëwaat ci question bi ci commune bi waaw xam nga commune Grand Yoff Lass Badiane dafa nekk juddoo fa yaroo fa jàngee fa yaa ngi dégg jóge fa dem bitim réew jàngi doomu Grand Yoff quoi dekk doomu Grand Yoff man Grand Yoff laa yeewoo man bokk maag ñi président jox ndombal tànk ñu dem dans les beaux quartiers ku ci mel ni directeur ADIE Cheikh Bakhoum yaa ngi waxati juróomi million lay fayeku ñu jox ko agence de l'informatique de l'État. da nga bëgg ñu jox la boobu moo tax. yaa ngi dégg non man je suis pas intéressé. man kooku xam nga man ñooñu man xëccoo ma poste nee naa leen man dëgg moo ma tax a jóg. parce que mbir yi boo gisee sax ma génnaat di def ay sorties médiatiques. dama am li mu naqari ci sama waa ji. parce que man Macky li ma séq ak moom du affaire politique diggante baay la ak doom yaa ngi dégg bu ma gisee ñoo xam ne dañ koy trahir. di dóor di teg ay dil damay génn jàmmarloo ak ñoom. waaw ñoom xam nañ bu baax. moo tax it saa yu ma président laajee ñu naan ko dem na France ak yooyu dew ma fenn maa ngi fi. yaa ngi dégg Grand Yoff nag fa laa am képp koo xam te wax naa leen lancé naa leen défi nee naa leen dootuma leen may koo xam ne mbas bi daaw jàppale woo population bi. parce que amul kenn ci ñoom ku jàppale population bi. kon maire bi ngay yow maire bi ngay diir. non maire bi moom ngay diir mbagg Diop. non dama ne maire bi. ma Diop waaw moom ngay diir mbagg nii yow. non kooku tekkiwul dara xam nga kooku responsable la Khalifa Sall la. waaye doo yamal yow kooku nekk maire yow nga yor sa mouvement. xam nga kooku fi naan ay xaw ma non maire boobu. waaw xam nga moom sax man garaawul mun naa ko baal. parce que le seul responsable mooy Khalifa Sall mi nga xam ne dañ koo révoqué moom moo ko fa teg parce que Khalifa Sall moo gagné teg ko fa. maire boo xam ne xamul dara à sa décharge dama koy baal. ñun waa Grand Yoff selon yow. non ñun waa Grand Yoff selon yow moom responsable njaaxum yu am Grand Yoff yëpp Khalifa Ababacar Sall la. te maa ngi koy wax na jël ay responsabilités am démissionné ci conseil municipal de Grand Yoff. moom Khalifa Ababacar Sall. parce que dañ koo révoqué depuis 2017 dañ koo révoqué à son poste de maire de la ville de Dakar te acte 3 de la décentralisation dafa ne woon. pour prétendre être candidat à la ville il faut nga gagner sa commune. Khalifa gagné Grand Yoff nekk fa conseil municipal. ñu révoqué ko à son poste de maire. ma Diop maire Grand Yoff bañ ne moom du ko changé. te man ma bind ko bind sous préfet bind ancien ministre des collectivités territoriales kenn bañ a jël seen responsabilité. parce que lan ñu ne walaay woo dañuy bañ ñu ne loxo pouvoir bi mais il s'agit de respecter la loi Khalifa Sall dañ ko révoqué il a perdu ses droits il n'a plus le droit d'être un élu local à Grand Yoff donc nañu doxal yoon. te bàyyi caaxaan bi. Grand Yoff nag suñu borom dimbali nañ mouvement jëm kanam mooy la première force politique de la commune loolu nag yàllaa ko dogal Grand Yoff mouvement jëm kanam ku mu àndal yaay gagné ku mu àndalul nga perte loolu la yàlla dogal. mais seen président bëgg na nekk tôt ou tard maire Grand Yoff quand même yow muy Lass. non Lass Badiane waaw wala déet. Lass Badiane Lass bëgg nga nekk maire waaw wala déet. Lass Badiane non doo développé de bëgg nga nekk maire Grand Yoff waaw wala déet. xam nga Lass Badiane ñi mu àndal Grand Yoff yaa ngi dégg am na ci ñu ko ci ëpp xam-xam. ñu ko ci ëpp daraja ñu ko ci ëpp passif. xam nga nee naa la doyen faculté des sciences techniques bu université Cheikh Anta Diop professeur Sidibé. mouvement jëm kanam la bokk. xam nga kooku moom mu ëpp lijaasa te mouvement jëm kanam la bokk. il n'est même pas coordonnateur de comité simple militant la bokk na ci cadre yi mais simple militant doyen de faculté laa la wax. yaa ngi dégg ay agent comptable yu nekk ci ay institution yaa ngi dégg monsieur Sylla mouvement jëm kanam la bokk. yaa ngi dégg moom mooy agent comptable
bu au conseil des collectivités territoriales. donc ni ma la déggee daal mouvement jëm kanam bari na ay cadre yu mën a nekk maire mais yow soxloo nekk maire. dañuy waxtaan Lass Badiane bëggul nekk maire Lass Badiane bëggul ma ne la làmmiñ mënta lekk moroom làmmiñam te ñorul. su boobaa waa Grand Yoff dinañ tànn koo xam ne moo leen doy bëggul nekk maire Grand Yoff. voilà kuy nekk maire yàllaa koy xam yàllaa koy dogal incha allah. Lass Badiane nee na bëggul nekk maire Grand Yoff ba tey rek ñu wéy ci waxtaan wi am na solo Babacar ñu gis ni poste yoo xamante ni poste maanaam macha allah mais bëgg nga yóotu à part mais sax bëgg nga quand même nag mu gën a law nga gën a nekk ci yeneen poste yoo xamante ni dañ fay jël décision muy ci nguur gi wala moom. waa xam nga. gannaaw bëggoo nekk maire monsieur Fall. gannaaw bëggoo nekk maire. Lass Badiane bëgg na bépp ndombal tànk boo xam ne bu ko yoree dina jariñ askanam. suñu borom dénk nga ko. parce que Lass Badiane du rêve. benn objectif la am dans le long terme mooy être président de la République du Sénégal. ok yow conseil municipal nga de. waaw conseil municipal la à Grand Yoff. à Grand Yoff mais dama la ne. dans le long terme non non moom kay leer na nañ. dans le long terme président de la République. sunu objectif mooy mouvement jëm kanam kenn ci ñun jiite réew mi yaa ngi dégg. ñu teg sunu programme jariñ waa réew mi. loolu mooy sunu objectif dans le long terme. incha allah heure bu ko yàlla dogalee nag sunu borom moo ko xam yàlla nag doon nu mu gën a gaawee. conseil municipal nga nekk de. waaw ñu gis ni maire yeeg ñoom seen loolu lépp dakk na yaa ngi liggéey ci illégalité. déedéet. dañ leen a yokkal boo xam teguñu ko fenn. man 2019 boo demee bu ñiy déglu yëpp nañ dem Google ñu tapé Lass Badiane les élus locaux sont dans l'illégalité Google ñëpp 2019 laa ne nous sommes dans l'illégalité. ok 2019 laa ko wax. jubóo nañ maanaam août 2019 laa ko wax. jubóo nañ. bind naa sama lettre adressé ko maire démission mu bañ ma adressé ko ministère des collectivités territoriales tontuwuñ la mu bañ parce que nee nañ ma dañuy bañ mu am trace maanaam buñ ma tontoo maanaam day am fu ma mën a sukkandiku pour am feneen fu ma parce que nee nañ ñoom xam nañ fu ma jëm te man jëm moo fenn dama leen ne mënuñu la fal parce que fi ñu toll nii. opposition bi surtout ñoom mais dañoo war a démissionner. ban opposition. maanaam maire opposition bi yëpp dañoo war a démissionner. Sénégal opposition sax dafa. maanaam dañoo war a démissionner parce que munoo wax ne xam nga président de la république Macky Sall bu ne woon day yokk mandat coow li ne cour réew mi kenn du dégg bu ne woon day yokk mandat député yi réew mi kenn du dégg waaye ñoom ba ñu nee dañuy yokk seeni mandat ñu ngi gunaandaate ko noos kenn déggu leen gisoo benn maire opposition mu ne damay démissionner ba élection yi jot parce que rallonge bi mi ngi leen permettre maanaam kàmb yu ñu gasoon ñu mun koo suul moo tax man may wax président de la république ak ministre de l'intérieur bëgg bëree bañ bëree élection yi dañ koo yàkkamti nañ koo tànn bis. mais ba léegi yaa ngi dégg coow bari na ci moom ba léegi non nañ ko tànn leeragul naam sax FRN mi nga xamante ni ne woon na gedd na ci dialogue politique bi waxaat na ni moom am na lu mu bëgg moom fin décembre la bëgg mais booy xool assemblée lañ fa jaarale moo di pour ñu def ko au plus tard janvier 2022. donc waaw nañu fexe daal ba bu ñu yegg janvier fin janvier bu ñu ko passé. nañu ñëw ñu bëree. waaw parce que xam nga bokk nañ ci li tax sànq maa ngi la koy wax ci étude bi li tax ndaw ñi génn parce que dafa am ay maire saay-saay yoo xam ne dañoo jaay suufu commune bi yëpp loolu moo metti baykat yi Mamadou. Sénégal yamul Dakar. il faut que politiciens yi ak dirigeants yi nañuy dem ci gox yeeg goxaat yi di dugg à l'intérieur du pays da ngay dem Dougar fii boo passé Diamniadio yaa ngi dégg nga dem Xolpa mais am na ci ay problème suuf yi fa nekk yoo xam ne ay capitalistes ñoo ñëw jël ay toolu néew di doole ñoo xam ne mënuñoo am 30 000 par weer nga foqati seeni suuf mais gis nañ ko ak problème bi ak benn borom milliard jaay doole xam nga yooyu te président boo gisee mu créé agropole yi mooy dafa ne agropole yi ci territoire yi baykat yi li ñu doon yor illeer ak gopp ak yooyu mu ne dañ leen di fekk foofu ñu nekk maanaam ñu industrialiser li ñuy def. mu maase ak jamono. mu maase ak jamono président waxul kenn nañ nangu suufam mais ay saay-saay ñooy dem te maa ngi wax population bi nañu moytu nit ñi ku ci ñëw naan la président nee na président neewul dara président lépp lu mu war a wax rajo la koy wax ak télé. mu officiel dañ leen di nax ay influenceurs lañ dañuy dóor naan président nee na ma
ministre bi nee na kenn waxu leen dara. aywa ba dañoo léegi bëgg nangu rek seen suuf. mu di seen émission Hashtag News di ci dalal Lass Badiane aywa ñu ñëw ci pàcc bu mujj Babacar def naa waxtu wi des na si lëf quand même mën nañ ci dem aywa kon dañ koy taf-tafee ñëw ci wàllu tàggat yaram ndax ndaw du fi dugg te duma ko wax wàllu tàggat yaram bi ñu njëkkee moo di ni restriction yi yëpp teg nañ ko ci suuf fi mu ne nii Macky Sall nee nañu ok corona mi ngi fi waaye nañu seet na lañ koy gérer li xew de ci arène nationale moom loolu yéeme na Lass Badiane te ñu ci bari ay ndaw lañ ndaxte combat yi dooraat na bu ñu ma wax waxee distanciation. non xam nga loolu c'est de l'irresponsabilité maanaam ministère de la santé munul kon na bàyyi bulletin yi muy joxe ay nombre de cas ak yooyu parce que munoo yor responsabilité santé doomu aadama yi ngay bàyyi làmb ji di am yaa ngi dégg pour des intérêts crypto personnels des intérêts capitalistes yaa ngi dégg ñoo xam ne ñooñu ko organiser defuñu saaku ceeb ci corona bi dimbaliwuñu kenn parce que dañoo daanu xëcc frein amee wàcc télé bi bëgg yéegaat ci kaw profité naan dañuy jàppale nangam ak nangam gis nga mbirum làmb ji ak sunu mbokk responsable yi di woote ay meeting nañu arrêté c'est de l'irresponsabilité président waxul kenn na woote meeting dafa ne nañ dem saafanteeg ndaw ñi waxtaan ak ñoom adopter les gestes barrières parce que feebar baa ngi fi feebar mee ngi rey ay nit ñuy woote ay arène nationale jigéen yi di woote ay arène nationale ak ay rassemblement yaa ngi dégg moo tax mi ngi mel ni ay sa yarax kenn ñëwul parce que nit ñi am nañ fulla bëgg nañ dund bëgg nañ gudd fan kon seen rassemblement yooyu baaxul nañ ko arrêté te dem liggéey te dem liggéey beneen message bi boo xamante aussi bëgg naa nga jox ko gone yi moo di ni ba léegi ci làmb ji laay des parce que moo nekk suñu sport national nit ñi dañ ko bëgg tam ñoo xam ne dañ koy yàq bi ci mujj face à face bi mujjee am diggante rek Ama ak it Modou Lo Ama Modou Lo ñu gis ni mbir yi commencé gul sax agression yi dooraat sëñ bi Lass waaw xam nga loolu te loolu bu amee saa su ne rek dañuy jël baaraamu tuuma jox ko bi ko ndaw ñi waaw xam nga loolu xam nga ministère de l'intérieur moom moo yor sécurité publique mi ngi dalee ci mbedd bi ba sa buntu kër mais bu nekkee une manifestation privée promoteur privé bi moo yor responsabilité sécurité bi kon ki organiser loolu ak ñi mu ko organiser nañu jël seen matuwaay parce que mënuñu nangu quand même ci manifestation privée donte yoon may na leen ñu def ko ay samba boy di ci profito di ñëw sur la voie publique di sàcc di agresser di jël alalu doomu réew mi su boobaa bu leen takk der yi jàppee ñuy ñaan ay njëkk loolu mbir yu bari ñu ñëw ci wàllu nag football bi ñu gis ni Sénégal dafa classement mondial bi nga xamante ni FIFA bi li mu koy faral di def génne na ko àllarba la ñu nemmeeku bettul kenn contre Congo dañoo nul 1-1 contre Eswatini ñu nul ku nekk kenn dugalul tous ci ay but Sénégal ba léegi moo nekk numéro 1 Afrique mais ci mondial bi dafa jógee 20e nekk 22e ndax Tunisie bi nga xamante ni dóor na ba am ñaari point fi ne mooy 20e ñun ñu nekk 22e position loo xaaroon la yow. waaw non xam nga man dama d'accord sax ci ay classement ak yooyu xam nga football Sénégal dafa am benn groupuscule de personnes yu ko tenir en otage Mamadou. muy ñan. mooy président fédération. vice président yi. xam nga munoo d'accord président fédération. maanaam guléet Augustin Senghor waaw noonu la tudd maanaam guléet nga nekk président fédération nekk chargé du marketing et de la maanaam communication loolu guléet ñu gis ko ci Sénégal yaa ngi dégg munoo nekk président fédération ba pare nga ne dem yow ngay dem uti sponsor te moo am une direction marketing yaa ngi dégg munoo nekk vice président fédération yaa ngi ne nekk ci privé bi di dóor fii ci état bi di encaisser ci suuf nekk président club munoo nekk vice président fédération nekk un ministre de la république dans le gouvernement xam nga sax c'est pas illégal mais c'est immoral yaa ngi dégg ku ci mel ne Ablaye Sow vice président fédération te li lay wan ne dañoo jàppee nit ñi maanaam ku tekkiwul dara quoi moo waa ji sant Seck Seer Seck maanaam assemblée bi passé dañoo changer rôle rek kii moo yoroon lii kii yor lii ñu changer maanaam amul benn changement yaa ngi dégg Ablaye Sow mënoo yor ministre de l'urbanisme de l'hygiène publique du logement nekk vice président fédération nekk président ASC Kaffrine yaa ngi dégg nekk président ligue amateur nekk président bu yi nga xam ne ñoo nekk région de Kaolack mu mel ne Sénégal amul ay sportif wala des dirigeants yoo xam ne capable nañ yor suñu sport président fédération bi ndombal tànk yooyu mu yor yëpp yaa ngi dégg jaay candidature am quelle honte Mamadou
c'est une monstruosité. CAF dafa jaay candidat. maanaam non dafa gàcceel réew mi yëpp Augustin Senghor. maanaam réew mi ngemb ko. def na campagne ñu jox ko mais ban campagne. def na campagne kat. mais photo ci kii bi. xam nga li booy di wax ci combat buy am ay Iba Mar ak arène nationale. maanaam daa jaay combat bi. Augustin Senghor daa jaay combat bi. ñu jox la moyen. ministère des sports Matar Ba. ngay ànd ak ay vice président ànd ak ay internationaux. nga dem battre campagne au moyen de l' état. état moo ko jox moyen. parce que sagu réew mi la. nga dem ba ci njombaxtal bi nga jaay combat bi. protocole de Rabat. waaw ay jaay combat xam nga kooku maanaam bu amoon tuuti ngor dafa waroon démissionner maa ngi koy dégg nag muy wax ay 4e mandat. ci fédération. ba dañoo doyal duñ ko nangu. nañu jën dirigeant yi nga xam ne dañuy jëmale sport kanam sama xarit Madi Touré. c'est un jeune compétent. projet sportif ak éducation bi mu def génération foot. da ngay ñëw ba Vibe Radio di fi campagne nit. non campagne nga wax maa ngi door a xam ñu nekk ci ginnaaw mouvement jëm kanam. bokkuma sax yaa wane sa bopp. non bokkuma. ñu nekk ginnaaw mouvement bi xam nañ ko léegi. non bokkuma non Madi musul financé mouvement bi. déet ba xam non xam nga mooy génération foot ba may démarré. Grand F la nekkoon. ñu bari dañ koo xamul. ah ouais génération foot maanaam ñaari appartement lañ loué woon Scat Urbam ci benn wetu benn restaurant bu siiw foofu. yaa ngi dégg. booy di fanaan par 4 par 5. bu àjjuma jotee ñu ñibbi. maanaam am naa samay cousin yoo xam ne fa lañ démarré projet génération foot. maanaam dama xam ne waa ji da cee sonn. ok donc nañ jox football bi ñi nga xam ne tal nañ football mais pas ñu nga xam ne dañuy politiquer football bi waaw. ok entraîneur nag équipe nationale. falaa jamoon kay ci Aliou Cissé allez-y. entraîneur équipe nationale keroog dégg naa benn journaliste. di wax mu mel ni ay révélation la du ay révélation c'est-à-dire moom il n'est pas conséquent avec lui-même mooy le directeur de publication de Record le rédacteur en chef. mooy le conseil de Sadio Mané en même temps non. waaw loolu la gars yi wax xam nga il n'est pas conséquent avec lui-même xam nga en 30 secondes ma expliquer lu tax. parce que moom moo doon défendre Aliou Cissé maa ngi moom xuloo nañ ci défendre Aliou Cissé parce que ba ñuy jógee gaaru Saint-Lazare di dem. match Le Havre maa ngi ñoom ñoo bokk train man dama doon dagg sama billet dem équipe nationale parce que damaa mën ay boy yu ma doon coacher yu nekk en 2e division ak yooyu. yu doon dem équipe nationale. jaruma leen lim ñëpp xam nañ leen. moom ñoom presse bi certains journalistes ñoo doon wax nañ bàyyi Aliou Cissé mu liggéey. ak sénégalais aussi ah. non man maa doon wax man bokk naa ci ñi néew ñu doon wax ne Aliou Cissé xamul dara yaa ngi dégg. day layam ba ñu jox ko kii bi mu ñëw def un management dictatorial. yow am na ci yoo xam ne moom li muy wax révélation na wax Aliou Cissé li xaw digganteem ak Sadio Mané du ko wax. ah ouais dafa mën a xew waaw. lan la loolu. non dañoo duuloo. Aliou Cissé ak Sadio Mané. waaw problème xam nga kooku bu génnee mais yow jaaxalu la mu jékki-jékki rek génn di xalab Aliou Cissé te ñu bokk région mu ko doon défendre. non xale bu ko dafa ne rek. non problème d'interprétation. déedéet y a des choses à rectifier à régler. maa la ko wax tey ci dibéer bi. toogal semaine yi di ñëw di nga dégg mbir mu rëy. diggante Aliou Cissé ak Sadio Mané. waaw. kon buum nga dog na. non xam nga boo gisee journaliste boobu génn wax c'est parce que y a anguille sous roche. Aliou Cissé nii la yàgg doxee man ba may fréquenter équipe nationale di dem ak ñoom di voyager ak ñoom. lii laa ko doon critiquer. lii nga ko doon critiquer la temps bi daf ñu xojaan sénégalais ñoo waxoon nañ ko fi teg fi mu ne nii loolu weesu nañ ko waxoon nañ ko mais fi mu ne nii dañ jëm ci ay échéances yoo xamante ni c'est très très important 90% des sénégalais boo defee sondage dañ naan nañ fi jógee est-ce que yoon la ngir mu jóge fi nag. instant non man nag loolu moom donte li ma koy critiquer d'accord ma ci dañ jëm Coupe d'Afrique. nañ ko bàyyi mu yeggali bu Coupe d'Afrique bi jeexee. ñu ngi ci qualification mondiale aussi waaw ñu dàq ko. lan ko. ñu dàq ko mais léegi bu dee résultat am def na ko nag moom ay objectif lay demee n'est-ce pas. non xam nga. mënuñu la waaw xam nga Mamadou Fall. mënuñu la jox xam nga Lewis Hamilton. maintenant. waaw. mënuñu ko jox Mercedes buy jar 80 millions. avec toutes les fonctionnalités. yaa ngi dégg mu koy jaaree yoonu Tëngëj bii dem ci juute ba. yaa ngi dégg autoroute à péage lay jaar wala mu jaar circuit Doha wala bu Qatar wala bu Monaco. moo xam daal waaw donc mënuñu la jox potentiel. joueurs yi Sénégal am. bu ñu la defalee bloc bas rek nga tumuranke bloc bas Aliou Cissé tegal ko bloc bas boo ko tegalee bloc bas rek maanaam match bi tas na. waaye laas ñu ne suñu waxtu wi jeex na émission bi tas na sa kàddu bu mujjee. waa jërëjëf maa ngi lay sant bu baax. ci dalal gi nga ma dalal.
di gërëm ñi ñu doon déglu di sant bu baax waa rédaction bi ak direction générale bi di wax ndaw ñi ak jigéen ñi président de la république Macky Sall jumtukaay yi nga xam ne teg na ko pour ñoom amul benn président bu ko mën a teg léegi nag ñoom ñoo war a am fula ñoom ndaw ñi nañu dem ci direction yi agence yi fàtt leen ñu jox leen ci projet yi ñu jox leen ci formation yi ñu parce que buñ ko deful ñooñu nga xam ne président da leen dénk ñoom ñoo koy ngardaajoo au détriment des sénégalais jërëjëf. aywa mu doon seen émission Hashtag News doon ci dal rek monsieur Lass Badiane nekk conseil municipal premier secrétaire élu responsable politique bu alliance pour la république président du mouvement Jëm Kanam seen xel Maodo Fall doon leen ko dégtal ànd ci ak Babacar di leen jox dégg de incha allah dimanche bii ñu dëgmal gannaaw vibradio.sn application beeg ci ñu teew nañ wéy leen di ànd ak ñun Facebook Twitter sunu chaîne Instagram sunu chaîne YouTube ci kanam tuuti dinañ leen ko fa sax daal di jagleel jàmm ak jàmm.